Il m'a dit, Babacar, je vais soutenir le groupe Excaf. Parce que je sais ce qu'il porte sur les épaules. Je sais l'importance de ce projet. Je vais soutenir Excaf. C'est le président de la République qui me l'a dit. Et je le crois sans peine. Donc vraiment, je suis impressionné par ce que j'ai vu. C'est un projet majeur aujourd'hui qui est at the crossroads, comme on dit chez les Américains, à la croisée des chemins. Je pense qu'il y a quelques touches à faire, quelques réglages à faire au niveau de l'État, du gouvernement, mais dans la main avec le groupe Excaf, avec nous-mêmes en tant que régulateurs, avec l'RTP, pour faire le dernier saut. La reconnaissance du talent récompense l'excellence. Un travail exceptionnel fait par un groupe qui est entré dans l'univers d'un cercle restreint des meilleurs parmi des grands. Le nouveau patron du CNRA invite le président du directeur général et ses frères à s'inspirer de leur père. La force de son poignet, quelqu'un qui était un homme impressionnant. Quel aspect que vous preniez par rapport à ça, au jugement qu'on peut faire sur un homme, Ben Bass était un homme impressionnant. Moi, je l'ai vu vraiment partir de zéro, arriver là où il était. C'est un homme impressionnant. Aujourd'hui, quand je vois ses enfants, tous, de Sidi à JPTR, à tous les autres, chausser ses pieds et continuer les projets. Avec l'abnégation qu'il avait, cela ne m'étonne pas. Je suis impressionné par ce qui est fait aujourd'hui, ici à la TNT, par ses enfants, à DTV, mais cela ne me surprend pas. Bon sang ne saurait mentir. Ils tiennent de quelqu'un qui est vraiment impressionnant. Et je pense que ce pays lui doit quelque chose et un jour on devra lui rendre hommage. Cette visite de Babacar Diagne au groupe Excaf Télécom est une première après sa prise de fonction à la tête du CNRA. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Excaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Excaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Excaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Excaf Events, l'assurance d'un événement réussi. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. jërëjëf mbokk yi bu ngeen gisee li xam na am lu xew li xew lan la. TMTC fait peau neuve avec des innovations de taille. loolee tax ba ñu amaat beneen taxawaay ci actualité yi. ci seen rubrique culture di ngeen am l'actualité culturelle. yow mi may seetaan yaa ngi ak sa métier toogal xaar ma. high tech la ñu wax internet des objets robotique et domotique. Infomédia va au fond des choses loolu yëpp ci biir toi-même tu sais. 15 millions de problèmes day ñëw joxoñ baaram tuuma jafe-jafe yi ngeen di dund pour indi ci ay saafara. Actubuzz à l'actualité de l'internet ñun ak suñuy invité dinañ waxtaanee xibaar yi gën a fës ci internet. si la ñu bokk ci ngeen bokk ci la ñëpp bokk ak kan Kouné Fashion lii laa wax. 1, 2, 3, 4. Vous l'avez compris, c'est l'éducation, clé de voûte de tout développement. Attachez vos ceintures, portez vos casques. C'est la TMTC qui conduit. Cela se fait avec sécurité et prévention. Beauté esthétique et bien-être tous les vendredis. Les divertissements intelligents qui se déroulent du lundi au vendredi de 17h à 19h. Toi-même, tu sais.
jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV 19h jot na xabaar yi ca gën a fees bokk na ca nim jiitu réewum Sénégal président Macky Sall ak groupe am ña nga ca France di fa laaj ay koppar amagu na lu mu néew juróom-ñaari junne ak nangam ci ay milliards ngi bëgg caa sumb ñaaxeel bu sumb plan Sénégal émergent daañu si ñëw ci biir xibaar nam gën a yaatoo dana ca bokk itam jamono ba ñuy wute ay koppar ngir ñaaxeelu sumb plan Sénégal émergent terre bi moom fa mu jaar yóbbu na leen terre ñoom banlieue bi la ko tàmbalee ca jidda caaroy kaw jàpp caaroy gaar ak ginnaaw raay foofee daanaka askan wa ne ñoom daañu galfan yoonu chantier wu terre ba ndax tali yu bari liggéey ba da koo tëye daañu ci ñëw dégg leen ci biir xibaar yi fekk na syndicat bi di waa justice ak ànd gësam xeex baa ngay wéyandi justice moom nee ñu nguur gi dafa lajji moo tax ay gendarme dem leen wut ñoom ci liggéey ba doon def ci kanamu attekaay yi fekk na itam ànd gësam ñoom itam xeex ba ñanga cam nañu tey dañoo xëy def ab grève waaye grève ba ñu bari topp ñu ko daañu ci ñëw ci biir xabaar yi dana ca bokk marché Sandaga itam daañu ko defar loolu la ñu xamle daañu ci ñëw niskis faram fàcce gi daañu ci boole itam lu jëm ci wàllum tàggat yaram ak Sambou Biagui en direct lay doon ci studio fii ci télévision DTV tàmbali xabaar yi ginnaaw ba leen nuyoo ci li jëm ci plan Sénégal émergent ginnaaw ci atum 2013 président Macky Sall demoon na ca France teewoon ak groupe consultatif jëlewoon fa lu ëpp ñetti junni ci ay milliards tey jii ma nga fa lam fa jëlee ci ay koppar sakkanam juróom-ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn ci ay milliards muy 700 wala kon 7356 milliards francs CFA la fa jëlem muy koppar goo xamante ne bii day daanaka directeur banque mondiale daal dina koy dëggal muy ndimbal goog ay bor la yu Sénégal war a lépp ngir def ko ci koom-koom gu bari ci biir réew mi bokk na ca njàng mi liggéeyum ndaw ñi waaye itam lu jëm ci wàllum paju gi ak leneen loo xam daal mooy juróom-ñaari poñ yoo xamante ne bi fa war a def googu lay koppar daañu ñëwaat ci wàllu guni mel ca na mu gën a yaatoom waaye jàpp leen ni lu jëm ci plan Sénégal émergent rédaction bu DTV xëy na càmbar mbir mi bu fekkee ñu ngi sumb ñaaxeelu pàcc bi ba ca njëkk moom pàcc gu njëkk ga ndax xam Sénégalais yëg nañ ko wala déet ñu bari ci ay borom xam-xam ci àllum koom ne ñu yëguñu ko gisuñu koom-koom gi itam bokk na ca may sa baabu daañu ci ñëw léegi bala xibaar yi jeex ak Mandione Aïdara ma doon topp wàllu googule ñeneen ñun topp mbir mi jàpp leen ni lu soxal ba tey plan Sénégal émergent ay doomu réew mi jàngat nañu ko koom-koom mi tolluwaay gi moom soxna Anta Diédhiou jot na laaj lenn ci ay kàngam ñu tontu reportage. ñaari weer dong des ngir ñu amal lii di jongante président bu 2019 nguurub Sénégal di wéy rek ci ay leb yooyee nag mënta ñàkk ndaxte dafa bokk ci luy suqali réew mi. loo xamante day am chaque fois la parce que réew day am programme développement boobu ressources internes li ñuy am si dëkk bi mënu ko satisfaire mënu ko financer il faut ay ressources internes moo tax li mooy li ñuy wax gap bi ñuy seeti foofu gap bi mooy li nga xamante ne ressources internes mënu ko combler donc dañ koy seet si ressources externes yi. nguurub Sénégal ñuy faral di ko joxoñ baaraamu tuuma naan koppar googe muy lepp ngir rek mën a defaraat campagne kii di président Macky Sall loole nag Idrissa Ba di ab économiste di wax ni rek lu mënut a nekk la. xaalis boobu pour dugal kenn amul droit di ko dugal ci ay campagne politique pour ay élection yoon mayu ko kenn léegi nag ña koy wax peut-être ñoom ñoo war a joxe preuve ne xaalis boobu dañ koy dugal ci campagne politique mais góobu ne am na sañ-sañ bi di ko def te góobu ne aussi mu def ko. ci noonu nag njiitum réew mi bu nu ko falaatule ci atum 2019 président bu bees bii ñëw mooy fas yéene jàmmaarloog bor yooyee. bon même bu fi newatul li ñuy wax ci maanaam président bi ñëw am na capacité dañuy wax la continuité de l'État maanaam président bu demee kenn ñu toog dafay wéy rek accord yi mu signé woon ak yu yëpp moom mën na ko yeesalaat mën na ko mu ñaan ko ñu yombalal ko li ñuy wax ay assouplissement. mu bokk nag ci luy sukkali plan Sénégal émergent phase 2 nguurub Sénégal di wéy ba léegi ci ay bor économiste yi di wax ni rek luy defaraat réew mi la waaye nag bokkul benn yoon ci campagne président Macky Sall.
mi ngi noonu muy reportage Soxna Anta Diédhiou laaj ay kàngam ci wàllum koom ñu tontu li ñuy wax bokk na ci ni bor bi sakkan na ci sunuy njaboot ëllëg ñoo koy fay ngir Sénégal ñeneen ñi seen kàddu jiib mooy waa banlieue bi ñoom nee ñu TER bi moo leen faf yóbbu TER seen ay liggéey doxatul dem bi ak dikk bi jafe na lool moo tax ñi TER bi lal seeni kër ni ñoom seen xol jeex na lool ndax ndàmpaay yi ñu waroon jot sax daanaka lañ ci jot dafa néew lool moo tax ne ñoom daañu xëy génn ci mbedd mi daal di baare liggéey bi chantier yi dutu doxati li fekk nguur gi déggu leen ndax ñoom sonn nañ tay nañu reportage Abdoulaye Wañanga. liggéeyu train express régional bi tàmbali na liggéey bi mu ngi wéy ci anam yu mucc ayib ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat yi ñu ngi ci bàyyi seen waar waaye nag yooyu la liggéey nekk na loo xam ne lu andi jafe-jafe ci gox bii di Caaroy ak Ginnaaw Raay lu ko waral moo di yoon yu fa jaar yépp daanaka lañ baare lu ni mel askan bi di ko ñaawlu. man sama place fii la nekkoon ñaari place laa fi aw yaa ngi dégg place yi ñu wax na dañuy fay jox ñu place dégg nga dale bi ñu waxoon pour ñu fay ñu jox ñu place àgguñu ja ñu ñëw toj place yi fayuñu fii liñ fi tojee place boo xoolee ëpp nañ 500 place yi. liggéey yooyu boo moyul dina am ay blocage ndaxte ñi nga xam ne ñoom la TER bi jël seeni kër dañoo fas yéene wàcc ci mbedd mi bloqué yooyu la liggéey. ñu ngi ko xamle gannaaw bu ñu amalee benn assemblée générale ñoom la ñu bëgg moo di nguur gi fay leen seen xaalis bi ñu leen yoral. bu am profil baax presque déggu leen ñu sànni ñu baare mais cette fois-ci dinañ ñu dégg dans les jours à venir parce que suñu ultimatum le 30 décembre bëgg nañ def benn marche bu ngand bu fekkee ni lii ñuy wax ni avancé wul. chauffeur yi nga xam ne ñoom ñooy jaar ci boobule bërëb. ñoom tamit ay jafe-jafe yu bari la ñuy jànkonteel ndaxte yoon yi dañ ko baare ñoom sax dañuy wut ay voies de contournement ngir mën a def seen yëngu-yëngu. waa banlieue bi ak seeni ñaxtu fekk na itam waa Sud-Just ñoom itam seen mu ñu kaay fees mooy syndicat bi ëmb ñu liggéey ci wàllu yoon ci biir Sénégal ñoom nañu ñoom itam dañoo sonn taay ndax gis na ni bin grévé ay gendarme la nguur gi jël ak ay garde ngir ko ñu daal di wut leen ci liggéey bi ñoom nag nañu lu ni mel bu amee échec moo am ndax ki ñu formé ci yoon mu war a liggéey liggéeyut nga koy wutal ak kaneen kon nguur gi dafa lajji ñoom nag jàpp nañ ni lu jig njaak nguur gi ñooy njaak ci xeex bi day wéyandi dañu mën ci wete woon ak ay Njaay Ajara Njaay fekkoon na ko reportage. liggéeykatu justice yi nag ba léegi ñu ngi fa ñu taxawoon ci noonu sax ñu ngi ñaawlu ndogalu kilifa yi nga xam ni bëgg nañu jël ay gendarme ak ay pénitencier teg leen seen place ngir rek saboter seen xeex bi. gouvernement bi gis nañu ba ñu dalee wax ba tey faalewuñ ñu te gis nañu ci xeex la ñuy woo ndax xeex boobu dañoo yaakaar ne te dañoo bëgg for nañ ko ci weyu béy que bu ñu grévé ñu indi fi ay gendarme ak ay pénitencier pour ñu def suñu liggéey loolu bu ñu ko defee mooy maanaam échec maanaam lajj. duñoo lajj ndaxte seen rôle tey du rôlu xeex ak ñun du rôlu teesante ak ñun seen rôle mooy di faj mébétu askan bi. bu ñu sukkandikoo ci kàdduy secrétaire général bi taxawaayu société civile bi day wane ni rek bëgguñu dara loo xamante ni dafa nar a yàq liggéeyu justice bi. jàmm moo ñu tax a jóg xeex nag mën nañ ko mais jàmm la ñu bëgg moo tax ñu ne leen yéen yi nga xam ne saa bu xeex amee yéen a jóg. dem leen ngeen wax ak ñii nga xam ne du ñoo nax tooñ ñu ndax bés a ngi ñëw bu ñu commencé xeex dootuñu maye ñu koy wax nag ñëpp ñoo xam ne ay acteurs u justice ñu commencé ko ci autorité justice yi wax ko waa baro wax ko huissier yi wax ko ñëpp ëllëg bu xeex bi commencé nañu xam ne ñun sensibiliser nañ leen demoon nañu seeti bâtonnier wax ak moom dem nañu waxante ak autorité judiciaire yi kon bu xeex bi commencé bu ñu kenn wax ne artu nañu ñëpp. fii ak ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru décembre ci atum 2018 Sud-Just nag fas yéene na altine bu jot taxawal taxawaayu ñaxtu loolee sax tax ñuy ñaax ki nga xam ni moo di njiitum réew mi mu jël ci ay ndogal nu mu gën a gaawee. Ajara Njaay jaajëf waa Sud-Just di yëngoo ko yëngal waa gësamit di gësam ñoom itam xëy nañ sumbati yeneen ñetti fanu grève la ñu wax nag mooy ñoom dañoo sonn tàyyi nguur gi la mu waxoon defu ko ñu ngi seen fukkeel bi juróom-ñaari sumbu xeex ak nguur gi grève bi nag tey rédaction bu di TV dafa dem ci yenn bërëb fajukaay càmbar ndax grève bi topp na ko wala déet
suñu reporter doxantu woon na Oumar Danso reportage. syndicat autonome de la santé ñu ngi wëyal seen xeex bi ànd gëzëm dafa daal di amal ab grève de 72 heures bokk ci seen 17e plan d'action. urgence danañ ko def mais service minimum moom bàyyi nañ ko waaw léegi nag affaire yu ñàkk yi ñuy wax ñàkk yeeg ak ñi war a faju diabète ak ñi war a faju leneen ak leneen a yem. waaye mot d'ordre bi respecté wuñu ko ci hôpitaux yu bëri rawatina ci centre hospitalier bu Abass Ndao ci service de vaccination daanaka ñu ngi liggéey li nu mel Soukeyna Ndiaye di ko dëggal. ñu ngi liggéey de ba ñu ñëwee jël nañ carnet yi pour ñu xaar ñu pour ñu vacciner suñu doom. naka noonu ci service de diabétologie. sama tante moom malade doon ba waaye recevoir nañ ko dalal nañ ko voilà c'est bon. waaw ñoo ngi liggéey normalement. bu ñu sukkandikoo ci Mballo Dia Thiam ànd gëzëm dina amal ab marche fukki fan ak juróom-ñeent ci weer bi ñu nekk. am nañu marche bu ñuy def fii RTS la ñuy départ dem Obélisque mooy alarba bi di ñëw am na nag altine ba ca toppaat 24 décembre dañuy def beneen marche Tambacounda. l'alliance des syndicats autonomes de la santé li ñu bëgg moo di ñu respecter accord bi nga xamante ne nguur gi daf ko xaatimoon ak syndicalistes yi. jaajëf Oumar Danso bu fekkente ni ñuy garaw c'est juste ak waa ànd gësëm ak ñi nekk ci ay ñaxtu loolu lépp la Moustapha Guirassy député bi dëxëñ ci wenn xët ni loolu mooy findal ni kon président Sall dafa échec ci liggéeyam juróom-ñaari at ci bopp réewum Sénégal mu gis ni daal réew mi féppay metti ci président Sall ci boppam sax la mu bind ne ab livre rek yëpp ay caaxaan dong la ndax kun dénk am réew war ngaa tal leneen di wax sa bopp déedéet waaye dangaa war a wax li la dénk ne am réew noo ko yoreem ndajam ci wate woon soxna Aline bi tey fekkoon na ko reportage. Coalition Guirassy 2019 noppi nañu ngir élection présidentielle yi ñu dëtmal tabb ki nga xamante ni moo di Moustapha Guirassy mu nekk seen candidat. moom mi leen nag def ab saytu ci li nga xamante ni moo di situation dëkk bi te it xalab ki nga xamante ni moo di président Macky Sall ndax sàmmoowul benn yoon ak kàddu yi nga xamante ni moom la diggee woon. actuellement Sénégal dafa dellu gannaaw système éducatif bi wax nañ ko sànq santé bi wax nañu aussi problème mu équité territoriale maanaam ñëpp ñoo xam ne ñu ci biir gox yi ci biir Sénégal à l'intérieur gisuñ seen bopp ci. politique émergence boo xam ni président Macky Sall mi ngi continuer di ko wax donc aujourd'hui Sénégal dafa war a moomaat boppam. bu ñu sukkandikoo nag ci ay kàddoom mu jàpp rek ni parrainage bi la doon na loo xamante ni dafay nasaxal démocratie réew mi. Macky Sall noonam yëpp dugal na leen kaso Macky Sall jaay na doole à tout point de vue mais imposé na aussi benn loi boo xam ni parrainage bi moom laa doon wax sànq ma ne même su dee jàll nañu loi boobu ba. lundi bi incha allah ñu war a dem déposer sunu candidature du ma ci fëgg suma dënn je ne suis pas fier par rapport à cela parce que dafa nekk un mensonge dafa nekk benn arrangement dafa nekk ce que j'appelle une escroquerie politique. loolee nag tax moom jiital coalition bi pare ngir fësal li di politique am ngir mën a changer bi le système. moo tax ñu mettre en avant sunu politique boobu sunu projet boobu. projet boo xam ni sànq maa ngi ko doon wax li ma ci inspiré baax a baax muy Assirou pour simplement inviter les Sénégalais aussi ñu am benn exil mu am benn rupture mentale mu am benn émancipation mentale pour ñu mën a génn cercle familiarité bi il faut mbir bi changer su changé wul dara du dox et les changements doivent absolument être profonds. jafe-jafe yi nga xamante ni Sénégal mu ngi koy jànkonteel doon lu soxal kii di Guirassy ba tax na mu jóg ngir bennoo Sénégal ak lu ko suqali. coalition Guirassy 2019 nag am yaakaar ni dinañu am ndam ca ngoonu 24 février. jaajëf soxna Adama bi tey ma doon càmbar mbirum Moustapha Guirassy fekk na nguur gi kenn ministre bi nga xam moo jege loolu président Macky Sall di maître Oumar Youm moom jàpp na ni ku jégi coow li bari na waaye lu mën di xew élection yi dina leer ca itam waa pause bu leen neexee jël pause dem noppalu ji ndax daanaka lépp noppi na ca itam dafa ñaawlu sax si ndaw doxalin daañu ñëwaat jombul diglu maître Oumar Youm ndax dénk na kàddu Sambou Biagui ñu xuus jëm ca Mbàkke foo koy jàppaleen ni kon coow la jeexagul Ousmane Sonko mu nga foon muy dara Macky Sall ak nguuram Ousmane Sonko dafa jàpp daal ni lajj gu metti le président Macky Sall def moom ak gouvernement am ma ngi ko xamle ca Mbàkke jàpp Touba correspondance. Ousmane Sonko deselul dara Macky Sall ci meeting bi mu doon amal ci Mbàkke
njiitul Pastef di xamle ne ki jiite réew mi ci jamono ji nekk candidat Benno Bokk Yaakaar warula am ñaareelu mandat. ku ñu faloon ci dige boo dig jeunes yi ne leen dinaa def 500 000 emplois nga toog ba tey jii ñu ne ñaari weer a def ci sa mandat nga ne d'accord naa ni créé wu ma ay emploi waaye bu ngeen ma falaatee l'emploi sera le moteur de mon action. waay xanaa kay duñu ndax ñaari yoon te kaso jaay alalu réew mi séddoo yaag say mbokk loolu rek moo ne woon moteur de son action pendant 7 ans ñoo abal mooy le 24 février. ba kàddu ya daanoo nag la ñu jiite parti bi ci diiwaan bi daal di andi tontu jëmale ko ci kii di Ousmane Sonko ci ay meeting yu wuute yu ñu doon amal waajal inauguration autoroute Ila Touba. Ousmane Sonko li mu wax yéen a ko dégg yéen presse bi maanaam bu ngeen toogoon bañ a couvrir activité bi maanaam li mu wax kenn du ko dégg ndax kenn nekk foon nag mooy wan ne discours bi mu wax d'abord kenn dégg ko tey du discours boo xam ne population dañ koy nangu. population yi Mbacké demuñu Sonko te élection yi ñu jëm dina ko wane élection yi ñu jëm population yi Mbacké day wan Sonko de li mu wax dégguñu ko te ba ilaa yow mi di duñu ànd ak. loolu sax moom moo tax ndaw yi nga xam ne ñu ngi dippee seen bopp jeunesse en marche pour 2019 wax nañ ne wër nañ ndomb président Macky Sall te lii ñu jëm muy inauguration autoroute Ila Touba lenn luy xeetoog sabotage duñu ko fa nangu. El Hadji Modou Gueye jaajëf jóge Mbàkke wàccaat fi nga xam mooy ci Ndakaaru ca conseil constitutionnel bi nga xam mooy saytu mbirum parrainage bi foofee am nañ fa juróom-ñaar ci ay kàngam yoo xam te ne bi ñu ngi bokk ci société civile bi ñoom ñoo fa nekkal askan wi ñoom nag daanaka dañ faa nekk nduppee bénévole ndax lan bëgg mooy càmbar mbirum seeti woon gëstu ba lii la reportage. seen lim mi ngi toll ci juróom-ñaar ñu doon ay personnalité yu nekk ci biir société civile bi ngir nekk saytu lépp lu jëm ci wàllu parrainage yi rawatina ni ñu koy saytoo conseil constitutionnel amal lu ni mel ngir nekk lépp jaar ci yoon ki yor seen kàddoo ci bés bi nag di xam ne ni ñoom kenn nomewu leen conseil constitutionnel moom moo leen copte seen liggéey yem kot ci wàllu observation. duñu membre conseil constitutionnel. kenn nomewu leen comme membre conseil constitutionnel conseil constitutionnel moo leen copté pour boole leen ci ni ñuy saytoo signature yi boobu mooy copté mooy moo leen ci boole pour ñu ñëw bokk ci ni ñuy saytoo signature yi beneen bi mooy seen rôle ci foofu rôle observation la parce que mbirum contrôle signature yi contrôle juridictionnel la maanaam conseil constitutionnel rek moo ko yelloo mais conseil constitutionnel daf leen jël comme observateur pour ñu mën a nekk ay seede. Moundiaye Cissé di leeral ni amul benn indemnité boo xamante ne nii dañu koy jox kàngam yi nga xamante ne nii ñu ngi ci biir conseil constitutionnel ngir nag saytu wàllu parrainage yi. leur implication maanaam seen liggéey ci foofu liggéey la bu àndul ak benn ndàmpaay lu ñuy wax liggéey bu bénévole la. amul benn alal wala benn indemnité buñ leen ciy fay même transport ñoom ñoo koy jëlal seen bopp donc liggéey la boo xam ne liggéey bu militant la boo xam ne amul benn ndàmpaay. donte seen liggéey ci wàllu observation kott la yam teewul nag collège bi di xam ne ni daañu def seen kéem kattan ngir nag mën a amal seen liggéey ci ay anam yoo xamante ne ni day leer nañ rax ci dolli du am benn lëndëm. engagé wu nañ ne. li leen fa tegee muy saytu loolu observé ko dinañ ko def ak fulla ak fayda ak clarté transparence maanaam mu leer ba du am sikk sàkk beneen bi mooy ñoom ñu ngi rafetlu li nga xamante ne conseil constitutionnel jël na ko muy acte boole société civile ci mbir mi ndax boo leen koy fàttaliku conseil constitutionnel amul woon obligation def ko. collège bi nekk ci biir société civile nag di xam ne nii door nañu ay waxtaan ci diggante nguur gi ak kujje gi lépp nag jëm ci wàllu élection présidentielle bu 2019 ñoom seen liggéey moom mooy fexe ba nguur gi ak opposition bi daal di am ab déggoo ci ay tomb yu ñu wuute mébét bi moom mooy fexe ba élection présidentielle bu 2019 mën a am ci jàmm.
jaajëf Codé Ndiaye mi doon saytu wàllu guni mel xibaar ci benn wàll ak beneen saytu ay journaliste la ñu xëy tàggat ci wàllum kaaraange ci internet ñu koy wooyee cybersécurité waxtaan gi mooy ñaax leen ba ñu xam dëgg-dëgg nu nu mën a jëfandikoo internet waaye tam nu nu mën a protéger leen duppee ay données personnelles nit ki li moomal boppam dañ ci ñëwaat ak soxna Marietou Sané mi doon topp wàllu guni mel leneen lu jëm ci wàllu sax numérique bi ñi nga xam ñooy ay défenseurs yi sàmm ak doomu aadama ñoom jàpp na ni tamit lu jëm ci kilifa yi Sénégal seen doxalin waruñoo xañ kenn àqam maanaam bëgg sàmm kaaraange ci internet warut tax ñu xañ kenn àqam ci li mu war a am ci xalaatam mu koy jëbal saa su ne ñoom itam jàpp nañ ni internet espace la boo xam te ne bii ku ne daa am sañ-sañ wax ci xalaatam donte nag lu su war a yemale tam la ba du ëpp mbaa mu yées reportage Safiatou Koli. jëfandikoo xarala yees yi ci bépp élection doon na mbébétu ñuy xeex ak yelleefu doomu aadama ci noonee ñuy xamle ni yemale leen wax waaye du tënk lii di liberté askan wi. à partir du moment où il y a restriction il y a menace. fii ak mu ngi am ay xeetu tënk rek njàqare di am moo tax ma jàpp ni journaliste yi faaw ñu gën a am liberté ngir ñu mën a fësal seen i gis-gis waaye it ñi nga xamante ni ñooy seen i source ñu mën di jokkaloog ñoom ngir mën a am ay xibaar yu wér te wër laataa ñu koo fësal moo tax daal ma jàpp ni bu fekkee ponk yi amul ku nekk ak na nga koy gisee. soit. lu ñuy xaar ci élection présidentielle bu 2019 doon lu bëri waaye it défi yi am solo lool ci noonee ñuy xeex ak yelleefu doomu aadama di ñaax gouvernement bu Sénégal. ñi nga xam ne war nañ ko wax ak ñoom muy état bi ñu wax leen ko li nga xam ne mooy suñu njàqare mooy suñu ay xalaat waaw xalaat bi nga xam ne moom laa jëkk am mooy mbiru élection parce que élection foofu la li ñuy wax liberté fondamentale ak li ñuy wax aussi droit de l'homme foofu lay bal. ci lu jëm ci xarale yees yi Aliou Tine ak ñi mu àndal fas yéene soobu ci mbir mi ngir rek ñu xam nan la ñuy aaree lii di ak yelleefu askan wi. jumtukaay yu bees yi nga xam ne mooy internet nag dafa ne loo xam ne lu doy waar la parce que tey boo amee sa portable rek. bu fekkee ne mbiru xam-xam la loolu bëgg mu ngi ci bu fekkee ne bëgg mbiru ñaawteef la tamit loolu bëgg mu ngi ci donc ñun dañ ci dugg te préparé wuñu bu baax moo tax ñu laal waxtaan bi. sàmm ak yelleefu doomu aadama ci jamono bu ñu toll nii nekk na lu jafe lool waaye ñuy xeex ak yelleefu doomu aadama fas yéene ut ay solution ngir rek lii di préoccupation wu askan wi ñu xam nuñ ciy taxawee. jaajëf Safiatou Koli xibaar yi ci tënk jàpp leen ni lii di marché Sandaga juróomi at boobaak léegi mu lakk ay milliards yu bari yàqu woon fa ay commerçant tumurankem daañu tabaxaat marché bala mu yàgg dara waa INACO waa yeesal ñoo ko xamle ñu ni sax fi ñu toll nii maquette bi noppi na loolu nag nekkoon ñaxtu yu yàgg a joytu dana am sax ndaje moo xam tey doon conseil interministériel ci wàll gi li fekk at mi di jeex daañu ñëwaat diglu kàddu ko Alla Dieng jot na caa dénk ay kàddu Sambou Biagui moom sax la ñuy àndal Sambou Biagui dugg ci wàllum tàggat yaram nuyu naa la bu baax Sambou Biagui. maa ngi lay fay Modou Mbacké bu baax. ñu tàmbale mbir mi ak beach soccer bi nga xam Sénégal nekk na champion. waaw Sénégal champion ci week-end bi ñu génn mu doon 5e fois Sénégal di koy jël ci li nga xamante ne moom mooy maanaam championnat d'Afrique boobu nag mu gagné Nigéria ca fa nga xamante ne moom mooy ca Maroc. mu doon loo xamante ne lu am solo la. léegi nag ñoom ñi ngi xaar kon président de la République recevoir leen parce que ku ci am ndam. daanaka président de la République da lay recevoir mais ñoom bii mooy juróomeel yi ñu ngi koy ñu ngi am ndam. ba léegi président de la République mënu leen recevoir. loolu bokk ci doléance yi ñoom nag bi ñu ñëwee dañoo jubal directement ca théâtre national Daniel Sorano ndaxte gala ANPS moom moo doon am ñu bëggoon nag ñu sargal leen foofule. waaye nag comme que avion bi dafa xaw a tardé. fekk nañu kon li nga xamante ne moom mooy gala bi. mu jeex ba noppi. waaye lu mën de am gàcce ngalaama ñoom ay jàmbaar lañu leneen lu Sénégal wane jàmbaar mooy ca coupe UFOA ba am ca Mali. Lions yi itam nekkat nañ fa ay gaynde dëgg. ay gaynde dëgg ñoom tamit jël nañ ko ñuy gagné kon ci dimanche gi li nga xamante ne moom mooy coupe de l'UFOA bi nga xamante ne mu ngi am ca Mali ñu gagné kon ki nga xamante ne moom mooy Nigéria di ndam gu am solo loolu dafay firndeel taxawaayu petite catégorie bu
bu Sénégal ci compétition internationale yi rawatina ci lu jëm ci wàllu Coupe d'Afrique bi ndaxte dugguleet ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy petite catégorie bi mu ngi gagné ci wàllu football loolu nag war na yéegaat ba dab ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa équipe nationale A ci rawatina ci Coupe d'Afrique bi di ñëw mooy CAN 2019. ñoom it gàcce ngalaama ñoom leneen soxal Coupe d'Afrique Jaraaf ak Génération Foot moom da leen a yitt yu métti fe nga xam mooy ca Maroc. ku nekk lajj ñaari bal ci dara ca fa nga xamante ne moom mooy keneen ki ca Agadir keneen ki ca Casablanca ku nekk ñu dóor ko ñaari bal ci dara match retour yi nag fii lay amee fii ci Sénégal faw ñu def seen kéem kattan ba génn ci match yooyu le ndaxte du yomb nag ci Jaraaf. Génération Foot mën nañu wax ne peut-être mën na def tout ba génn ci mais du yomb ci Jaraaf parce que adversaire bee tax muy WAC bu Casablanca mu gagné la foofu 2-0 WAC Casablanca moom moo ko jëloon en 2017 maanaam compétition bi ren jii ñu woowaat seen entraîneur bi nga xamante ne moom moo ko jëloon mu dellu siwaat ci équipe bi mu xam Jaraaf trop moo tax du yomb trop ci Jaraaf de Dakar mais ak appui supporter Sénégal mën na amu jàll. dina yomb am du yomb Ligue des champions moom xam nan ña war a laale. xam nañ ne war a laale dañuy xool léegi tableau bi ndaxte tirage au sort bi def nañ ko tey jile Schalke 04 moom war a jouer niki noonu it bi ñu gën a sukkandiku mooy derby bi mooy diggante Liverpool ak ki nga xam ne nag moom mooy kii di Liverpool ak voilà tableau baa ngi nii Schalke 04 ak kii di Manchester City. Atlético Madrid ak Juventus de Turin ñoom ñooy daje Manchester United ak Paris Saint-Germain loolu derby la Tottenham ak Borussia Dortmund Olympique Lyonnais moom moo dal fu baaxul noonu ndaxte Barça lay am AS Roma ak FC Porto Ajax Amsterdam moom mooy dalal Real de Madrid Ajax tamit fu mu dal baaxul Liverpool Bayern moom mooy derby bi. Liverpool ak Bayern vraiment yaakaar nañ daal moom mooy derby bi mooy Sadio Mané ca Liverpool waaye Schalke 04 tamit nañ jàpp ne Salif Sané fa la nekk moom moo war a daje ak Manchester City. muy jogante bu mag yu ñëpp di xaar leneen soxal prix BBC meilleur joueur africain Salah mooy vainqueur waaye Kalidou Koulibaly moom mel ni sax dafa raw Sadio Mané. waaw dafa raw Sadio Mané ñu bëri dañu doon xaar meilleur joueur BBC que ni Sadio Mané mooy topp ci Salah waaye leneen moo ci am ndaxte Sadio Mané nekkul sax troisième ndaxte ki nekk deuxième mooy Benatia bu Juventus de Turin nekk capitaine bu Maroc moom moo nekk deuxième ci ginnaaw Mohamed Salah troisième Kalidou Koulibaly moo ñëw quatrième position nag ci la Sadio Mané. soo ko ñëwee xam nga dañu laaj ba xam lan mooy problème mu Sadio Mané. ci lu xew beneen tam def na jàll rek moom Sadio Mané moomu. ndax dugal na bii bu rafet. bi bu rafet ci derby mancunien ci derby londonien diggante Liverpool ak ki nga xam ne nag moom mooy Manchester United moom Sadio Mané week-end ba la ñu génnoon dafa am lu mu raté woon ba ñëpp di ko ci ŋaññ waaye nag ci week-end bi vraiment signalé wu na bu baax a baax ak bit bu rafet ak passe décisif moo tax kon ba Liverpool gagné ki nga xam ne nag moom mooy Manchester United ba jamono ji Liverpool moom mooy leader bu Premier League ca Angleterre. yow itam mën naa jot ngaa dugal itam bii bu rafet ndax sport bi mat na macha allah rafet na. jërëjëf jaajëf Sambou Biagui waaye itam jaageen jëf ci ànd beeg ñun ci DTV li moo la laaj ci xibaaru marax yi dinaa amaat xabaar léegi incha allah bu 20